ndaje bu tey bi dafa nekk benn étape bi nga xamante ne si wàllu nu ñuy tëggee suñu programme dafa am ay pàcc nu ñu koy doxalee balaa ñuy mën a wàcc si terrain bi dañuy daje ñun ñëpp xool rapport état bi parce que état moo war a bind rapport déposé ko Nations Unies mais bu ko déposé ba pare ñun dañu war a aussi saytu rapport boobu xool ak xale yi lan moo ay insuffisance wala ci li nga xamante ni war nañ ci gën a xuus ñu indi ko pour que comité bi moom si boppam mën a poser ay questions état bi loolu moom moo waral suñu daje bi tey mais du jeex tey rek am na encore yeneen rencontre yi nga xamante ne dinañ ko def ci région yi mais dañuy dellu siwaat pour que nit ñi mën a jàpp tëgg rapport bi nga xamante ne ñëpp si adhéré fu mu nekk ni gis ngeen tey xale yaa ngi fi ñoom tamit dañuy bind seen rapport te gis ngeen ne comité bi en tout cas même état bi nam mën a gis point de vue xale yi donc am na évolution boo xamante ne ci wàllu droit de l'enfant dañuy bëgg a taataan xalaatu xale yi pour que ñoom seen bopp ñu mbébét ak ñu wax li nga xamante ne loolu la ñu gis ci avancé wu seen droit loolu moom mooy solo su ndaje bi tey dinañu am rapport bi nga xamante ne adulte yi société civile moom moo koy produire mais dinañu am tamit rapport xale yi mu nekk deuxième rapport parce que xale yi bind nañ déjà rapport boo xamante ne envoyé nañ ko Union africaine donc bii tamit dina doon rapport bi nga xam ne dañ koy envoyé comité des droits de l'enfant à Genève muy li nga xamante ne démarche bu CONAF di yëngatu depuis 2006 ba tey donc ci li nga xamante ni màcc suñu xel màcc na ci loolu la ñuy yëngatu fu mu nekk nii. léegi ci gune yi te baax na tamit ñoom it ñu joxe seen point de vue parce que loo gis tamit il faut nga dellu ci nit ki pour jël xalaatam donc yaakaar naa ne nguur gi war na defaat démarche de communication bi ci côté gune yi comme ci côté adulte yi pour xool parce que c'est vrai que c'est santé publique comme ni ñu ko waxee question la bi nga xamante ne ñun ñëpp war nañ ci liggéey mais amaan na il faut que forcer munti ñàkk parce que amul benn loi bi nga xamante ne jàpp ne dañuy forcer mais loo gis ne waxtaan la ba xale yi ñeme loolu parce que wax ji dafa bëre ci affaire vaccination bi mais yaakaar naa ne nit ñi war nañu mën a vacciner wu pour ñu mën a aussi jàmbaarloo ak feebar bi nga xamante ne law na ci àddina bi yëpp. conseil consultatif benn cadre la boo xamante ni xale yi ñoo siy waxtaanee si problème yi nga xamante ni moo ñuy soxal et si région bu si nekk am na conseil consultatif département bu si nekk si Sénégal am na conseil consultatif tey nag conseil consultatif yu jóge si région yi ñoo ñëw fekk si ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci région de Dakar ñuy waxtaan ci processus d'élaboration bu rapport complémentaire bi nga xamante ni ñu ngi ko war a déposer Genève te rapport complémentaire comme turam nu mu bindoo dañuy ñëw compléter rapport bi nga xamante ne État du Sénégal bind na ko ba pare sur la situation bi nga xamante ni suñu ay moroomi xale moom la ñuy dund. comme ni ko Mame Fatou waxee amul kenn ku ñu gën a yeyoo pour mën a comprendre li nga xamante ni suñu ay moroom ñoo ngi koy dund ñoon la ñuy dajeel ci école yi ñun la ñuy dajeel ci koñ yi donc xam nañ réellement lan la ñuy dund du coup dinañ mën a taxaw ak suñu moroom ñi nekk Sédhiou ñu nekk Fatick ku ci nekk wax yan problème la seeni xale gox di dund ñu boole lépp tënk ko ci benn rapport déposé ji ko au niveau de Genève loolu moo ñu fi tax a tey. alors yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen yéen a gën a jege seen morom ndaw yi xam nañu dund. alors tey ñi nga xam ne ñëpp pour jàppale leen tey yéen ñi jigéen ndaw yi yan pàcc ngeen gis ne war nañ leen mën a soxla ngeen ci ñu leen ci jàppale lan lay doon. Tout d'abord dañ leen di remercier parce que tey jii suñu mënee taxaw di revendiquer quoi que ce soit c'est grâce à la CONAF bi nga xam te ni depuis tout temps que lañ ñu commencé di former ci communication ci ñuy waxal ci suñu turu ay moroom du coup dañuy leen di renouveler suñu reconnaissance envers ñoom di wax que ni xeex bi jeexagul. On peut dire que day doog a tàmbali du coup à chaque fois dañuy bëgg di soxla suñu
droit à la participation ñu ñuy boole ci lépp loo xamante ni dañ koy def parce que ñoom ñooñu ko tàmmal di ñuy wax ne ni que lépp looy def pour man te man nekkuma fa day mel ni defoo ko pour man mais danga koy def contre man loolu moo tax à chaque fois processus bu mënti am du début à la fin dañuy bëgg ñun xale Sénégal ñu ñuy associer ci seeni ay activités parce que ñun la concerné en fait. fekkee benn atelier bu nga xam ne pour élaboration document la bu ñu nar a déposer Nations Unies mais pour wax encore une fois que dëkk bu nekk gox bu nekk dafa am ay jafe-jafe si jafe-jafe yooyu suñ ko fekkee si gox yu bëri si biir Sénégal dañu ne bii jafe-jafe bu national la bu fekkee si benn gox rek la dañu ne jafe-jafe lañ ko circonscrire mais nguur Sénégal quel que soit jafe-jafe ndax mu doon jafe-jafe local wala national war na góorgóorlu ba génne en tout cas mooy ak xam-xam ak stratégie buy tax jafe-jafe boobu population mun ko surmonter moo tax ñun tey kontaan nañ trop ñu ñëwee participer pour wax en tout cas si axe sud maanaam zone sud si région Ziguinchor Kolda ak Sédhiou yan jafe-jafe ñoo fa nekk jéem ko partage ak les autres régions ñoom tam ñu wax ñu yan jafe-jafe ñu mun a seet nu ñu koy tënkee si kayit mën ko déposer aussi si loolu ñun gis nañu au niveau de la Casamance naturelle ay jafe-jafe yu nga xam ne yu bëri mais ñu tënk si ñett yi mooy lan wàllu enregistrement à l'état civil kayit juddu am na xale yu bëri amuñu kayit juddu lu tax bi amuñu kayit juddu xam ngeen ni Casamance dafa amoon benn conflit bu fa nekkoon population yu bëre bu soox yi commencé ñu jot a daw jël yóbbuwaale wuñu seen kayit juddu yóbbuwaale wuñu seen même benn document mu tax ba parents yu bëre tey am nañu juróom fukki at ak lu si tegu mënuñu am extrait parce que bay nañ ko fa donc xale yu ñu am yooyu nag yu ñu jotul jur xale yu mënuñu am kayit juddu te xale yooyu aussi tam suba su seen parents yi dee nu ñuy defaree ay certificat d'hérédité pour que xale yi mën a hériter aussi ça va poser problème waaye gis nañu aussi xale yu bëre seen waajur yi comme dañu déplacé woon jotuñu defal xale yi parce que ñu ngi yaakaar toujours même su fekkee Ziguinchor la juddu commune mais bëgg na ko defal toujours kayit bi village pour mu monee ni que village boobu la jógee donc parents yu bëri tax nañ ba jotuñu déclarer seen doom yi waaw ñu gis aussi déclaration dafa doonoon lu ñu doon fay mu cheroon aussi bépp waajur yi jotuñu woon déclarer seen doom yi aussi yooyu yëpp mu indi ay jafe-jafe waaw gis nañu aussi tam école de football bi aussi tam jot na indi ay gàllankoor parce que ñëpp bëgg nañu seen doom doon footballeur ñeen yi moom ñuy bëgg wàññi encore ay seen xale pour chaque fois bu ñu nee audience foraine rek ñu ñëwaat encore pour déposer waat boobu jafe-jafe si wàllu kayit juddu la waaye gis nañu aussi Ziguinchor am na xale yu bëri dañu ànd ak laago maanaam dañu ay enfants en situation de handicap lañu ñooñu war nañu am école wala ay classe yu nga xam pour ñoo jàng comme seen morom yi waaye gis nañu lu fa nguur gi def lim comme école parce que amul déjà école mais ay classe la jël si ay école mu xam ne loolu ay jafe-jafe la te ñooñu mënuñu rombuñu en tout cas ñaar fukk ou bien téeméer motuñu ko si lim si xale te Ziguinchor yëpp lañu dëkk donc seen moyen de transport pour ñëw si benn école boobu day doon jafe-jafe mooy école Lieutenant Badara Diallo donc am na yeneen école yuy accompagner mais des na toujours parce que moyen de transport la ñu soxla ñoom surtout bu ñu mënee am car buy ramasser comme xale village d'enfants SOS na mën a permettre waaye loolu doyul rek parce que si Ziguinchor commune rek la nekk imagine si département am na yeneen 5 communes yu nga xam ne seen xale yi mënu seen doom nga jël encore département Bignona département aussi yu bokk si région Ziguinchor ñooñu amuñu dara lu fa nekkal lu xam ne façon xale yu mën nañ ko jàng boo demee Sédhiou boo demee Kolda aussi yooyu yëpp ay jafe-jafe la moo tax vraiment côté boobu tam war nañu góorgóorlu pour xale yu nga xam ne dañu am jafe-jafe yooyu ñu mën a dugg jàng comme seen morom yi waaye beneen bi aussi mooy xale yu nga xam ne crise Casamance moo leen laal parce que waajur yi déplacé wu nañu waajur yi déplacé wu xale yooyu dañuy affecté par le conflit parce que ñu ngi commencé dellu mais fu ñuy dellu noonu am na cantonnement militaire à côté am na àll bi amul lumière amul courant amul ndox donc jafe-jafe la si ñoom te tàmmoon nañ ko en ville am ndox à côté am courant mën a foo donc yooyu aussi tam xale yooyu foog mu am lu leen di accompagner parents yi tam yu nga xam ne jot nañ ñëw si àll bi fu dellu si nañu seen dëkk foofu fu nga xam ne jéew moo fa amoon foog mu am ku leen di mën a accompagner pour que ñoom ñu mën a tam defal seen doom yi ba seen doom yi mu nekk si climat bu leen permettre ñu mën a jàng mën a góorgóorlu loolu tam day tax tam ñu yokk tam wàllu wér-gu-yaram aussi pour ba ñu mën a faju comme xale Ziguinchor nu ñu faju comme xale Dakar nu ñuy faju ñu mën a def foofu ay hôpital wala ay case de santé ou poste de santé mu mën a tax xale yu mën a dem hôpital mën a faju comme ñëpp aussi. ana yan solution nga xalaat ni ko war ngeen ko mën a def pour wàññi jafe-jafe yooyu bu baax. waaw si wàllu jafe-jafe yi d'abord si wàllu éducation il faut que ñuy xale ñu am ay jàngalekat ñuy tàggat par rapport ak façon type jàngal boobu mais ñu yokk aussi jumtukaay parce que même bu ñuy formé jàngalekat il faut que mu am ay jumtukaay yuy tax maître yooyu mën ko am pour mën a jàngal xale yooyu parce que xale yooyu dañu soxla ay jumtukaay yu wuute ak ñu xale yu nga xam ne dañu ne xale yu normal lañ
waaye aussi ñu jëm si wàllu extrait de naissance aussi ñu yokk lu ñuy wax audience foraine mais encadrer population ba ñuy teel a bindu aussi seen doom si wàllu kii bi waaye aussi yokk lu mel ni case de santé poste de santé pour permettre xale yi ba su mën a jàng dans ces localités waaye aussi ñu seet nu mairie yi surtout communauté kii communes yi ñu seet nu ñuy defee si dans chaque commune benn fonds de développement social fonds social boobu day tax ba waajur yu nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu mun leen accompagner ñu def ay petits commerces pour leur permettre ñu mun a béy xale yi mën a dem école ñoom ñu mun a toppatoo seen commerce lu ñu fa am mun a dundal seen njaboot mais tant que amul rek dañuy continuer yónni xale yi si yoon bi pour dem def petit